voilà merci beaucoup internet enquête 221 ñu leen di jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon revue de presse bi ñu ñëw Daouda. Amina ñoo ngi lay fay. ça va bien. ça va alhamdulilah naka matinal bi. sant yàlla baax a baax. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah naka coono yi. sant ni. alhamdulilah. sant bu baax ñu ñëw ci actualité politique. waaw actualité politique tey dañ ciy ñëw laaloon nañ ci sax sa revue de presse ba lañ ci laal tey du bëri dëgg-dëgg du lenn lu dul mars bi nga xam ne ñi ko war a def du lenn mooy waa ñoo lànk doy na aar lu ñu bokk ñoom fii nga xam ne mooy aljuma si suba dañoo bëgg a def li nga xam ne mooy mars boobu ak léegi nag dégg nañ ki nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye génnoon wax si ne jamono gi lépp luy rassemblement dañ koy tere gis nañ ay bés si ginnaaw ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna jël li nga xam ne mooy lettre bi mu déposé ji woon fee si préfecture tey nag coolee juddu ndaxte te waa ñoo lànk wala aar lu ñu bokk ñoom ñëpp nee nañ ñu am autorisation ñàkk am maanaam autorisation dañuy mars ki nga xam ne mooy Ababacar Kane le président mënuñoo confiner li nga xam ne mooy virus bi nga xam ne dëgg-dëgg moo am fii nii si Sénégal du leen lu dul ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey ñu pour fàttali wax leen rek waaye ñoo lànk li nga xam ne dëgg-dëgg moom la ñu bëgg a def si mars boobu mooy lan am na tey ay étudiants yu bëri yoo xam ne jamono gi kenn maanaam seen jàng baaxul waaye rawatina ñi nga xam ne dañoo nekk si dëkk yi wala ñi nga xam ne it dañoo am ay terrain boobu ak léegi am ñu koy jël loolu it mu bëri li nga xam ne nekk na si looloo tax suba si aljuma mu ne mu neex mu naqar yi bu nekkee te jox nañ leen autorisation dañuy mars bu nekkee jox ñu leen autorisation dañuy mars. voilà parce que en fait xam nga keroog bi fi Pape Abdoulaye Touré ñëwee ñu ngi koy waxtaanee bon wax na li nga xamante ne moom mooy ñoom seen ay taxawaay ak seen bébét xamuñu kan na fi mbas bi di jóge certes mënuñu taxaw gerbalement mënuñu taxaw di xaar pour mbas bi jóge fi pour ñu continuer di xeex li nga xamante ne moom la ñu yaakaar ne moom moo fi nekk ay yàqute mais est-ce que aussi ak fi ñu toll ak li nga xamante ne moom la laaj mu nekk marché boo xamante ne autorisé wuñ ko en général les marchés qui sont pas autorisés comment ça finit est-ce que nous sommes à cette heure du tout heure bi bon l'heure n'est pas au rendez-vous pour dund lu nga wax noonu lu am solo nga wax parce que aussi tamit il faut man comme ni may faral di déggee bëgg imposer nit ñi aussi tamit sa existence bay def yenn yi mën na ñàkk mais nag il faut aussi tamit ñu xam benn affaire yow kii Amina dañuy dund ak virus bi on vit ak virus bi léegi virus boobu ñuy dundal est-ce que duñu teel a jël li nga xamante ne nii moom mooy suñu nekkin ñu continuer di ko def parce que mënoo dund ak virus bi ñu am yenn yu ñu lay interdire ci say ak say yenn. d'accord bi baax je suis tout à fait d'accord avec toi dañuy dund ak virus bi duñu teree def li nga xamante ne moom mooy suñu ay activités quotidiennes mais depuis que ñu commencé di marche ak léegi ana yan apport la marche yi indi. exactement très bonne question apport yi pour man bon lenn la mooy benn am na yenn mbir yi nga xamante ne saa yuy am ci jafe-jafe donc ñi ngi rekk daal di wane position bi nga xamante ne mi ngi am ci nit ki c'est-à-dire tey état du Sénégal lu bari loo xamante ne bu koy def rekk ne mi ngi bàyyi xel collectif googu ba tey ci apport bi muy indi man dama jàpp ne apport bi mooy un peu xale yi ñu ngi conscientiser seen morom yi nekk fi nga xamante ne nii moom mooy tey jii nii ci Sénégal pour wane leen ni am na yu bëri yi ciy am na ñoo xamante ne xamuñu woon luy fonds mondial économie muy fonds monétaire international mais xam nañ ko léegi à travers collectif boobu noonu deuxièmement suuf si nga xamante ne ña ngi koy cakka-cakkate budget yeeg yooyu yëpp léegi ñu ngi koy def tout le temps moo new ma nag carrément loolu moom mooy tax nit yi dellu ginnaaw mais moi je dirais que am na benn taxawaay boo xamante ne nii c'est à féliciter kenn ku nekk su defee noonu xëy na dina sotti je prends pas leur défense nag mais bon en tant que citoyen man dama jàpp ni permettre nañu jeunes yu bëri yoo xamante ne xëy na ñi ngi dem ci kii wala notamment li nga wax it am na solo dëgg-dëgg waaye tey li nga xam ne moom la Amina doon laaj it moo sa ëpp solo mooy tey jamonoy mbas la ñu nekk mbooloo bi dañuy bëri dëgg-dëgg waaye est-ce que tey dañoo waroon taxaw di revendiquer ndaxte it bu nekkee la ñu wax ne aar lu ñu bokk
jamonoy masa la ñu nekk bu nekkee li nga wax ne dëgg-dëgg mooy lan jamono gi mooy aar lu ñu bokk te aar lu ñu bokk bi nag suñ ko waxee yaakaar nañ ne heure gi la war a am ndax aar lu ñu bokk mënta weesu ñu nekk ci jamonoy pandémie nekk ci jamonoy mbas nga xam ne fi ñu toll nii ñoo ngi naan ñu nombre de cas yi bëri nañ ñoo ngi naan ñu fi ñu toll nii cas yi nga xam ne am na rawatina cas communautaire bëri na ay nit bëgg a taxaw di mars te it ni ñu koy waxee dëgg-dëgg le ministre li mu wax leer na mooy lan mbooloo bi la ñu bañ mu tase et maintenant beneen question bi nga xam ne moom la ñuy teg ñu posé c'est bien c'est beau li nga xam ne moom la ñuy demandé mooy tey jamono jii am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe y a des étudiants yoo xam ne ñoo ngi université virtuelle bu Sénégal seen dundin doy na waar am na ñi nga xam ne ñoo nekk fee sa gàddaay seen dundin doy na waar ñi nga xam ne ñoo nekk ci Ndingler c'est beau maanaam li ñuy def nii di ko combattre am na solo mais tey jamonoy pandémie la ñu ne te yaakaar nañ ne nag su nekkee ci jamono goo xam ne moom dëkk gi féppay metti ba ki nga xam ne mooy le président ne nous sommes en guerre googu nag tey benn guerre rek la waroon doon mooy lan mbas bi bu fi jógee après ñu mën a continuer nag kenn ku ne demander àq maanaam yelleefam waaye jamono gi nekk nii jamono gi dëgg-dëgg ku waxul ne jamonoy mbas la yaa ngi nax sa bopp. bon jamonoy mbas la man défendre ma leen mais ni ñuy xool nous sommes en guerre boo xamante ne ki la ne nous sommes en guerre moo xaaw a ñëw contrediraat boppam ci déclaration bu mu def donc loolu est-ce que un peu du xaaw a indi yenn problème yeeg yooyu surtout ak dëgg la yenn yu bëri man daa jàpp naa ne seeni combat rentable na y a des rendus ci ka askan bi parce que tax na nit ñi conscientiser wu ci bëri am na ñu bëri ñoo xamante ne nii xam nañu ni am na ñoo xamante ne dañ lay wax ne carrément suñu xaalis xam nañu ni baaxul mais enjeu ak yàqte yu bëri yi mu def ci à part de ci collectif bii laa ko xamee muy yu bëri xoolal tey jii nii lan sunu nan la ñoo lànk déedéet aar lu ñu bokk mi ngi jëm toujours après pétrole bi te defe naa bi Fatou Blondin Diop defee éclatement boobu noonu wax après nit ñi conscientiser wu nañu faaw ñu war a dem ci dossier wu Petro-Tim bi mooy indi ku nekk tey xale bu nekk mi ngi foowee ni Aliou Sall suñu 400 000 donc man dama jàpp ne seen taxawaay genre yu mel noonu baax na ci réew mais dañuy d'accord ni aussi tamit peut-être que l'heure n'est pas au rendez-vous dem si peut-être bu fekkee premier flic du Sénégal dafa génn daal di wax ni dañuy arrêter interdire rassemblement yëpp man yaakaar naa ni rassemblement warul mën a am ci jour bi ñuy yóbbu li nga xamante ne nii moom mooy nu ñu koy waxatee demande bi mënoon nañ ko sax joxe mënoon nañ leen ko jox mais man damaa jàpp ne ba tey comme ni ma wax rek nee naa mënoon nañu bàyyi tuuti affaire bi def semaine parce que nit ki mënul génn en tant que autorité bu toll ni Aly Ngouille Ndiaye wax lu muy wax 3 jours ñuy soxla leen ma je sais pas lan moo nekk ci suuf man ba léegi démarche boobu man comprendre ma ko. xam nga Biba. def est-ce que mës ngeen def benn constat. Les marches qui sont non autorisées ñoom ñoo ëpp ay nit. parce que ci la nit ñi di génn te loolu na booy seet leen rek lañ ci neex dàkkante bi la xaaj bi. voilà. parfois nga gis ñu leen infiltrer parfois nga gis ñoo xamante ne ni dara neexu leen lu dul yàqal leen. d'accord mais ce qui veut dire que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo initier seen marche ñoom ils n'arrivent pas à contrôler ce qui se passe. marche bu normal suñu wootee marche boo xamante ne dañ ne marche bi c'est autorisé minorité moom mooy génn. quand la marche n'est pas autorisée une multitude de personnes génn fees ci mbedd yi fépp émeute fii émeute fële na rek dàqante fii taal pëna fii. loolu la ñu bëgg sénégalais c'est que ñun. à la fin est-ce que ñoom aussi tamit nekkul saafara bu jur jàngoro. xam nga saafara gu jur jàngoro mënut a weesu tey ñu ne marche boo xam ne autorisé wuñu ko. man question bi ñu war a njëkk a posé soo ne aar lu ñu bokk am nga ñeneen ñoo war a aar mooy ñan jàppal ne gox bi ngay jógee ba fa ngay marché am na ñu fa ne di jaay au moment où bi ngeen di marché policiers yi di sànni ay lacrymogène ñooñu yàq ngeen seen journée. tey maanaam xam nga liñ naan àq dafa sew. c'est bon c'est bien saa su ne rek ngay wax nga waxal ñëpp ne dëkk bi doxul lii baaxul mais it nag am na foo xam ne soo fa tolloo da ngay xool nan ndax marche yi ngay def boobu ak léegi am na mujjantal waaye beneen nit nga xool au moment bi ngay woote ne marche boo xam ne nii du pacifique boo xam ne nii day am coow nga xool it lan lay jur. gis nañ boobu ak léegi ñaata nit a fi ñàkk bakkanam gis nañ fi boobu ak léegi ñaata nit a gaañu après ku gaañu yow la mais baax na it nga taxaw ne sa dëkk nangam mais nag am na fooy toll da ngaa war a taxaw xool kat ne marche yi may def boobu ak léegi ba njëriñ la amal
dëkk bi. effectivement. mais bon nañu xëy na fii ak 0 heure dinañ delluwaat ginnaaw parce que gis nañ fi benn bu nga xamante ne maintenir woon nañ ko daal di wax coûte que coûte dañuy marché ba la dernière minute fin temps 0 heure am ñoo xamante ne dañoo dem ba le lendemain ci la ñuy doog a génnaat daal di wax ne dañuy annuler espérons. espérons parce que nag bon man li ma si gën a déplorer xam nga moom mooy lanaa mooy Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne dafa naqaree xeexee. ñëpp amuñu objectif. merci bokkuñu ko. moo tax comme démb toog naa fenn fu nga xamante ne ni benn vieux toog di naan mënuñu aar seen bopp sax lu ñuy aar ma ne ko li mu def li ñu def ni défendre ma leen mais yow tey boo ko defoon xëy na état buy laal suuf dina bàyyi xel ni su ma laalee suuf diw dina wax. mais ñëpp bu ñu toogee manque d'objectivité bi sénégalais yi nekk moo waral ñu yegg. c'est ce qui fait nag que réussite bi ñuy xaar. du mën a nekk ci combat bi du am. du mën a ne mais chaque fois man pour man benn pas bu ñu teg tane na ne rien faire toog. Man nag dama jàpp ni pas bu ñu def c'est égal à ne rien faire. parce xam nga lu tax xam nga tey yaa ngi. Biba yaa ngi nekkoon ci ay litige foncier ñuy jóg de non avant litige foncier bi ci lan nga nekkoon pétrole boo xamante ne dañoo nekk di ko séddoo en douce di ko jaay ñuy kaas loolu di kaas loolu nga xëy suba dugg ci ay problème mandat ñu continuer di xeex di aar ñoo lànk ñoo bañ ñu indi problème mu Akilee Senelec ñu continuer di xeex di aar di bañ nga xëy suba dal ci ay litige foncier léegi litige foncier yi nekk boo xamante ne soo laalee fan la ñu commencé woon litige foncier Fardin Mamel ñu indi littoral jóge ci littoral ñu demaat encore littoralu Géejawaay avant ñoo wax littoralu Géejawaay ba di ko daaneel ci la Ndingler ñëw. gàddaay mais man li ma gis mooy nga ñëw indi gàddaay. c'est un pare nga des na benn bi ma lay andi laat bi ma xam lay nga am ñoom liste lañ la tegal. du dañoo tëb fii rek dem defi fee. non en fait je parle pas de xam nga li may wax nii comprendre ma mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy fauté njiiti malgré xeex bi am malgré marché yi am ñu ngi continuer di def li ñuy def. léegi nag loolu sénégalais yi tey jii bu fekkoon dañoo boole woon benn say jug day arrêté oote wuñu ci révolte wala violence mais bu ñu jugoon day parce que mënu tax xoolal ba ñu alerté woon pétrole bi ñu waxee woon dañ leen bàyyi woon xel mi ngi continuer ba ñu doon wax ñoo lànk ñoo bañ mooy courant bi dañ ko nangu mooy problème mu Akilee Senelec mooy lii. tey classement boobu jóg na donc en fait ci côté boobu laay wax ne c'est un pas. solution amul mais ay problème ñooy gën di feeñ. c'est un pas léegi mbirum Ndingler boobu xaw ma Ndingler boobu nga may wax tout le temps donc boobu noonu bi ñu yegsee ñi ngi nekk di wax mais bi ñu demee fond du problème gis nañu ni wax bi sëlëm la ay Aly Ngouille Ndiaye jóg naa ci dox sëlëm la ñoom ñoo jaay suuf si parce que Babacar Ngom ay kayit la yor suuf la yor état moo ko jaay il faut que ñu wax loolu léegi loolu fan la mais il faut que ñoom seen collectif bi ñu demee parce que ñoom comme genre investigation la ñuy def dañuy dem ci ñaari côté yëpp bi ñu demee gis nga man ci côté bi ma leen ni naan li ñuy def baax na mooy ñi ngi alerté maintenant nag bu ñu la alerté c'est à toi nga ñëw waxuñu nga bokk ci xeex bi mais nga xaaw a yeewu tuuti gis nga jeunesse bi tant que yeewuwuñ dirigeants yi li ñuy def ne du dem parce que ñun ñoo comprendre man Sénégal laa gis tu n'étais rien du tout da ngay xëy suba teel ci permanence nga daan toog di ataayaal nit ki ñu jël tabala ca yaa ngi yor ay millions yor milliards sa kër laalaat nga ko yor nga kii romb nga léegi ci koñ ba nga doon fooyee doo wàcce sax vitre nuyu leen fii rek la am fii kese la am Sénégal kese ngay gis koo xamante ne ni ci permanence wala daan ataaya bala muy ataaya bu ko grand bi rombul grand Daouda bu ko joxul 250 du ataaya léegi da koy romb sax du ko sax nuyu parce que am na fi ñu ko jëlee yóbbu nañ ko fa gis na suñu bàyyi satisfaire clientèle politique bi du ñu génn ci problème bii ngay wax te du mës a sotti Sénégal lii la xam c'est ça sa vie keneen ku fiy toog naan du ma ko def fii laay yem damay réduire damay def ne da nga tiimul dossier yi bis boo tiimee dossier d'état di nga xam ne sa discours dina wute mais nag il faut nga ànd ak ngëm ful la fayda xam ne réew mi sa réew la bëgg nga ko nga defar ko gis na ñun xamal la ñu manqué yow kii nii Aminata Paye patriotisme moo manqué ci suñuy kilifa bëgg réew bëgg continent moo manqué ci ñoom dañ koy wax fii bala may de ñu naan États-Unis mais États-Unis démb maa ngi koy wax ministre France bu santé yow tey fii Abdoulaye Diouf Sarr dafa urgence tege da koy laal du la piqûre yow ci àddina doo taxaw ba jox du la micro. waaw loolu on a discuté manqué wuñu patriotisme mais dañ ko dese comprendre. parce que am na koo xamante ne patriote la. ma nga toog biir këram
mais dafa jàpp ni lii concerné wu ko. xam nga bii ba jàll patriote nga ku la ne doo patriote nga bañ. a bëgg réew laa di. waa aji bëgg réew gi nag du dama koy wax sama kër toog fa damay génn taxaw ci mbedd mi. bii ba maa ngi koy wax xeexoo. nee na ma xoola dañ lay tooñee Dakar nga xeexee ko Ndar. xeexoo et pourtant tu te réclames être patriote. pourtant nag ab patriote la. jeex na. patriote la parce que mais- xoolal mais- xeexuma mais ci bi kii waa- mais maa ngi wax. yaa ngi. maa ngi wax. waaw donc maa ngi bind donc Sénégal. loolu tane na. manqué wuñu patriotisme. manqué waaw, wuñu fii daf fee ay manqué, patriote. je t'assure. déedéet ku ci Bari nekk na. nag sa patriotisme ni nga koy dundee. xam nga bii ba su dul couverture médiatique. su dul couverture médiatique doo ca dem. pourtant. kan non damay bañ a wax sama position ñu wax ni fii laa féete mais am naa fu ma bokk nag du ma politique nag mais am naa fu ma bokk. jigéen ñu jàll ci beneen actualité. man beneen- yooyu wax yow xam naa la. fële nag da di. fa ñuy jooyee doo fa dem rek doo bëriwul histoire rek. nga ni. mais jàmbaar laa ci terrain sax doo dem. xeexoo. on y va. beneen bi nga xam ne fa la ñu jëm du leen lu dul ba tey ci wàllum litige foncier bi nga xam ne moom la ñu ne comme niñ ko doon waxee ne sa Ndingler lañ jógee wala sa gàddaay waaye tey ñoo ngi demaat fi nga xam ne mooy Tiwaawan village bi ñu naan Tobène nga xam ne moom ak ICS ñoom ñoo dend waaye ñoom démb bi ñu xëyee dañoo gis ay gendarme ñëw dugg ci dëkk bi maanaam ñu encercler leen ba pare jël ci seeni doom yoo xam ne dañ leen tëj ñoom li ñuy def wala li nga xam ne moom la ñuy revendiquer du lenn lu dul dañoo am tool yoo xam ne ICS moo ko bëgg a jël te moom tool yi ñi nga xam ne noonu lañ ko bëggee jël ñoom it duñ ko nangu looloo tax ñu xëy gis ñëpp ñi nga xam ne ay gendarme lañ wàcc ci village bi nga xam ne jël seeni doom tëj leen te ñoom it loolu metti na leen. xam nga ICS mbirum état la. yaa ngi comprendre. entreprise étatique la ñoom ñoo dem jël ay suufu jàmbur. léegi ñooñu bu ñuy xeex kan la ñuy xeexal état la ñuy xeexal état kenn du xeex ak moom. tool yi daal fi ñu toll di naan dëkk bi moom fépp fuy metti la moom. dëkk bi moom fépp fuy metti la foo laal gis nga image yi sax ci boppam da la koy wan. le fekk dëkk boo xam ne village la te ñoom xam naa ne bi ñu gëjee gis ay gendarme bëri nañ le matin nga xëy un bon jour ñëw andi leen fa nga encercler li nga xam ne mooy dëkk bi loolu rek da leen di tiital te it ni ñu koy waxee ne boo bëgg léegi ñoo ngi wax wàllum suuf tey suñu gisaatee image yii nii day am leneen lu muy jur mooy lan Sénégal jamono gi dëgg-dëgg li nga xam ne mooy problème bi côté foncier la te ni nga ko waxee te ICS ku ko wax xam ne yëfi état la tey suñu ñëwee bëgg a jël loo xam ne ay nit ñoo si doon bay ñoo xam ne foofu la ñu yaakaare bay dundee nga bëgg a xëy un bon jour bëggee koo jël si noo xam ne doo leen ko fayee loolu it day métti te boobaa soulèvement populaire lay jur te boobaa bu juree soulèvement populaire du baax si dëkk bi. te que loolu mooy problème bi état kuy xeex ak moom état li ñuy xeex ak moom. naka ngay xeexee ak état. état li ngay xeex ak moom mooy da ngay bind sa plainte nga déposer ko ci parce que loo gis am na ku ko sut nga dem mu jaral nga def sa wut sa pôle d'avocat dëgg la koppar du ci am. mais am na fu nga xamante ne comme par exemple nga dem forum du justiciable malheureusement mënatuñ ko xeex ndax léegi mu nga ci of na. waaw léegi avec ça nga ne dañuy xeex état. non état mën nga ko xeex mais problème bi xam nga muy problème bi mooy que ni man loolu laay wax man problème bi mooy que ni ñun ñoo toll fi nga xamante ne aji bëgg réew bu nga xamante ne dañuy xool fu suñu intérêt ne loolu mooy problème bi dañuy xool suñu intérêt nekk tey jii nii. c'est que Amel xam nga dafa la kenn mënu xeex état baadoo la mënut a xeex ak état. Amina bu ñu génnee ci tali bi taxaw nga nekk expliquer lii nga xamante ne lii la ICS def nii ak nii ak nii ñëpp daal di ci taxaw jàpp c'est que ñun solidarité mooy suñu problème. ñëpp bu ci jàppee boo génnee ci tali bi état mooy yebal ay ndawam ñu fekk la ci tali bi. xam nga mais li nga wax ni moom la waa ñii def. ñii dañoo xëy balaa ñuy yeew di sëlmu sax ci boppam ñii dugg nañ ci dëkk boo xam ne mën naa la wax ci bis pour ñu gis sax benn gendarme day jafe rawatina tey yoruñu ngàndaay yoo xam ne mën nañ taxaw xam nga tey xeexal état bi foofu la ami di wax ne ab baadoola du xeex ak borom doole da lay toroxal mais tey ñun li ñu waroon def nag ci njëlbéel ba la ñu deful mooy lan tey kan la ñu war a choisir tey li ñu coow état yëpp minorité la mais tey état boobu noonu ñun ñi nga xam ne ñoo ko fi fal ñun dem nañ ba mu noot ñu li cooli di rëy Sénégal li ngay dégg politiciens yi rëy yëpp sur 100% laa la xoolal 10% lañ si mais maintenant ñun nag ñoo bàyyi ba mu toll fi ñu bëgg a topp nag si ginnaaw jaan bi watatu di dóor. c'est que keneen ku fi toog problème bii ngay am parce que xam nga lu tax problème bii ngay am ñun amuñu problème ku ñuy yóbbu
ñun problème mu yaa ma neex jiite ñu ñoo fi ne mais duñu xool mu ko objectivement ku ñu war a yóbbu. waaw non njiit bi du woon njiitu yaa ma neex. du yaa ma neex. xam nga njiit waaw kay yaa fi sësoon la. léegi nag ñun suñu problème yaa fi sës la ak yaa ma neex. parce que tey xam nga tax ma wax la loolu deuxième mandat bi yaa ma neex la. parce que ñëw na am lu mu joxe xool na ñoo xamante ne pour mu dajoo pour ñu dund fa problème la ñu yëkkati am dara lu ñu la jox da ngay gis ni taxaw ci di sëpp gis ñuy séddale ay ceeb ak enveloppe bu 20 000 francs léegi après nooy def sama intérêt alors que réew intérêt jiitewu ko yow population bi yow kii di la jiite yow yaa koy fay weer bu dee. Macky Sall 1000 milliards yooyu noonu suñu xaalis la dërëm damu ci. bii xeex coronavirus mais am na ñu bëri ñoo xam ne gisuñu ci seen bopp ñaareel bi moom moo di somme bi nga xamante ne tey jii nii bëgg nañ koo jël def ko ci hôpital Dalal Jàmm defar yooyu noonu suñu xaalis lay jël après mu dugal ko fa te ñun kenn duñu rendre compte c'est que dafa normalul ñu dëkk ci dëkk bu nga xam ne nee nañ démocratie la normalu ci un pays état de droit peut-être que xëy na li may wax utopie la ci ñenn ñi mais bon loolu laa gëm nekkul suñu droit boo ko nga dugg ba palais dem ci benn commission ne ko jox ma kayit yi ma xool damay def enquête ci ni ñu ko gérer droit la ci bépp journaliste pour nga daal di mën a dem ba ci trésor public. nga laajte papier yi nga wàcc léegi d'accord mais de toi à moi toi-même tu sais que ces droits-là sont bafoués. moom laa lay wax ni moo tax ma ne la ci yooyu noonu ñu nekk il faut ñu am yu bëri yu ñuy xool gis nga su fekkoon dañoo xam ne lii état de droit la ñu dem ci mooy que ni carrément ignorance bi am ñu génn ci ignorance boobu bañ ni. am na tamit ñaata yoon ngay dox ci mbedd gis góor di neewal doole jigéen moroomu góor pàjj toog ne seen yoon newu ci tant que génnuñu ci ignorance boobu ak sama yoon newu ci bokkuma ci fii ak laaluma du ma yëngu. waaw boobu nag ci problème nag dafa am benn sew-sew bu ci am mooy gis nga ci par rapport ak li nga wax léeg-léeg du ignorance bi de mais suñu société moo bindoo noo xamante ne bii baa société ni mu mel njiit ba fay ñëw noonu la mel xam nga tey ma romb bii baa ñu koy góor di ko néewal doole ma ñëw dugg si bii baa ne ma lu si sa yoon. loolu xam nga ci beneen côté aspect mais ci aspect bi may wax mooy par exemple. li ma beneen bi ma wax la aspect sécurité tey ma ñëw gis ñu lay agressé ma ñëw intervenir soo amee possibilité yow li ñu bëggoon jël ci yow rëcc da ngay daw bàyyi ma fa doo taxaw. waa léegi est-ce que tey bu ma xamee loolu. man bu may gisee ñu lay néewal doole dinaa mën a intervenir. léegi nag loolu mi ngi daal di jëm ci parce que loolu exemple la mi ngi daal di jël tuuti égal à doxalin bi nga xamante ne dañ koy def ak suñuy kilifa dañoo warut a bàyyi ñoom ci boppam ñu ñuy néewal doole ci lépp mooy que ni boo gisee ma wax ni exemple bu ñuy néewal nit doole nit di war a seen mooy que ni ñëpp dañoo war a boole def benn say tant que ñu ngi koy def dinañ avancer jëm benn kanam parce que loolu noonu boo xoolee tey comme par exemple dëkk Iran ñun wax bee fi nekk. ñun ñoo ko ëpp jàmm ñun ñoo ko gën a ne ci jàmm tey ñu ngi toog di def nii ñoom sañu ñoo toog di def nii te seen fit du dem ci xottu gerte sañuñu ko mais chaque jour dafa am benn force bi ñu am mooy que ni chaque jour le président sort pour leur dire que ni fii ak fii la ma États-Unis tënk Israël léegi lii la def mais ñun nañu def léegi te gëm ni dina dem nii moo tax dëkk boobu doo dégg mukk mu sombre fépp mooy metti mais nag su fekkee dañoo ñëw fii ci Sénégal par exemple ñu gis am yenn conditions yoo xam ne ñu ngi ñu koy dundee ci côté ay ICS la ay lii état moom moo ko moom ay nii ñoo ko moom état bu moomee moomul état dañ ko dénk léegi loolu ñu ko dénk mu ngi koy bëgg a jël ak doole yónde ay ndawam pour mu yor ay yat di ñu dóor waxuma ñëpp daal di jóg mais am na nenn noo xamante ne xam nga sànq ñu ngi koy wax ci RP bi mooy que ni parce que loolu bi ñu koy wax rek damay wax nañ ko ba jeex intervenir wala xam ne peut-être prêter votre attention mi ngi jëm ci lan moo waral force de l'ordre ñu miin leen lan moo waral. ñu yàpp leen non dégg naa leen parce que am na loo ci tontu xam nga lu tax xam nga fi réew mi toll nee nga xëy na Ablaye Wade moom moo ñu jàngaloon ni buñ la sànnee lacrymogène du exploser si saa si jëlaat ko nga delloo leen ko moom moo ñu miinal que suñu wàccee ci tali bi nan la ñuy jëflante ak ñoom non du loolu mooy peuple bi ñoo révolté léegi nii xam nga wax nga ni est-ce que xam nga avertissement verbal dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy homme de tenue lu mu war a def. mais ñun suñu ay homme de tenue yaakaar nañ ne ñoom lépp dañu war a ñëw exécution de force. ñoom avertissement verbal pour ñoom bokkuñu. xam nga léegi loolu wala léegi bu ñuy ñëw ci yow dañuy jàpp ni nu mu tuddati c'est des maîtres yu ñëw devant un animal. dañ lay bëgg la manière bi ñuy waxee ak yow léegi nag fi ñu toll nii c'est la population qui s'est révoltée.
révolte la loolu moo tax ñu miin leen ñeme leen. xam nga loolu parce que yëpp yaa ngi may comprendre. en fait démb am na ku ma wax ne ma. masque yi léegi si mbedd bi suñu dajee yow takkoo ko duñu wax dañu lay dóor. dañ la dóor nga fay. est-ce que yaa ngi comprendre. ma ne ko man ku taseeg man dóor ma jour boobu noonu la ñuy éradiquer takk masque Sénégal. xam nga li nga wax dafa am solo tey takku masque googu man romb naa sama koñ ñu ne ma daal doo takk masque man leen si milliers yi ñu waxee la ñu war a takkee masque foofu laa ko war a takkee foofu laa ko war a takkee mais am na ñu ne ma bon ma ne leen kon mosoo leen yëg lool mais cat bi mooy xam nga tey ni ñu koy waxee ne imagine leen Moustapha Niasse jamono bi mu yoree xeer ba jàmmaarloog ñoom tey ñoom si boppam saa su ne rek su may andi mooy si état bi si boppam ñoom ñoo ñu njëkk a ñemeloo policiers yi tey état bi tey la fekk Niasse yor xeer fan la jublu woon tey nga ñëw da ngay dugg gendarmerie am na noo xam ne dañ koy waxee ak yow rek yow maanaam dañuy foog ne ñu la gën. en fait mooy c'est la révolte bi nga xam ne mooy wax. yéen vous avez l'habitude di wax ni muus soo ko toppee ba mu sës sax dina tourner song la foofu la force de l'ordre yi toll ak nit ñi. léegi nag foofu nag bu ñu moytuwul force de l'ordre nit ñi toll nañ fa dinañ dem ba dinañ ca toll ak ñi nga xamante ne ñoo leen jiite. force loolu léegi coolul da nga koy jaay sa bakkan mu jeex léegi jaayam ci bakkan googu mooy gis nga lii nii ñu def ICS boobu nga koy def mais am na yenn quartier doo dugg di leen ko def. laaj leen bi ñu demee Saint-Louis. doo leen ko def. Jet Ndar day sori Ngor bii doo dugg di leen def lii. mais période couvre-feu dugg nañu biir Ngor ce sont les policiers qui reculaient. mi ngi noonu doo leen ko def parce que dafa am yenn yoo gis nga nag ni ñu ko defee noonu dinañ dem ba dinañ ko gis nga Sénégal dinañ toll fii laa ko waxee dinañ toll ci benn moment boo xamante ne dinañ dem ba état bu bëggatee sax yëkkati kaas da koy référendum par force parce que xale yi dañoo commencé yeewu léegi par rapport ak beaucoup de choses parce que lii dafa normal après nga dem jëli nit mënuñu xeex ak état mën nga xeex ak moom da lay dóor mais am na ci yoon yi ne seulement suñu problème mooy ñun dañuy laaj droit boo xam ni xamaguñu ñun luy suñu devoir. keroog fii laa wax man problème bi mooy bavure policière bi ba ma ko xoolee dama ne pourquoi askan bi xamuñu ni policier gendarmerie dañ koy porter plainte lan moo waral ba léegi xamuñu ni prévotal mu ngi fi dafa exister. mais attends xam nañ ko dañ koy def du am suite. bi parce que fa nga koy jaare la kano la yow doo nekk policier man ay porter plainte biir policier sa ban dossier moom la inspecteur bi di yóbbu. et pourtant lu war a mën a nekk la. du ko def plainte non attends. parce que xam nga ñu gis ñoom comme solidarité corps la ñuy doxee foofu. bi ma wax la benn affaire solidarité am na ci biir journaliste yi ci milieu média. su amee benn journaliste boo xam ne dafa fauté mais yéen ñëpp da ngeen di jóg ngeen dal ci kaw. exactement xam nga boobu maanu nga. jeex na rapport ak bii. mais c'est comme ça que ça doit se passer. mais nag ñoom passé wuñ ko moo tax dañ leen fay bàyyi ak seen corps nga jaare ko gendarmerie tooñ la nga ba ko kooram nga dem police loolu ngay mënee amee gain de cause ñoom ñëpp tooñu leen oyof yi tooñu la chef yi la tooñ nga yóbbu leen prévotal fii la nekk point barre ñu réglé ko nga dem instant bi toll nañ fu nga xamante ne nit ki da nga am droit léegi nag droit bi duñu la ko tënkul ci constitution boo nga xamante ne dañ la naan article 16 bi tout le temps am nga droit lii am nga droit lii am nga droit droit boo xam ne dañ la naan fii lay yem depuis kañ la droit de circuler nit ñu ko koy imposer depuis kañ la nit di taxaw di wax lu ne ñu ne ko boo ko waxee ñu porter la plainte Mansour Faye def na ko fi ñu laaj ko ndax yaa diw xarit ngeen mun a boo ko waxatee ma porter la plainte depuis kañ la c'est que ñi ngi wax suñu force de l'ordre suñu autorité yi ñoom ñooñu njëkk ñàkk considéré parce que mënoo jàkkaarloog nit daal di wax yow léegi ci posture bi nga nekk ak yooyu noonu léegi yaa ngi koy wan ne man maay diw fii laa nekk après léegi da ngay tooñ nga daal di taxaw da ngay gis autorité bu daw ba ñëw mbëkk la yow nga yor oto mu mbëkk la te moom moo lay tooñ yàggul tabaski jour tabaski Thione Seck jour tabaski dañoo dugg foofu am lu ñuy jënd bi ñu duggee am lu ñuy jënd rek taxaw na mais moom ñun ñi ngi ñëw mu daal di doxal ba ci digg bi gaare oto taxaw wax naa ko fecckatu Wally Seck ba taxaw na wax naa si buddu karan lépp a ngi xewee Nord Foire taxaw na wax naa kii taxaw wax kee doxal tuuti ba ñëw tàppe la lumière bi waaye nag mu tase woon fa nag médecin bu am bu xam droit taxaw wax ba mu neex ko daal di wàcc oto bi te nee na ko xanaa gisoo si tali bi nga taxaw médecin mel ni miir bi yow laay waxal ci tali bi nga taxaw mu mel ni miir bi wax bi di bari kooku fay télé bi fay oto bi jàkkaarloog moom ne ko yaay Thione Seck man boo feebaree maa lay faj damay jàll te nii lay jaar
parce que yow doo kenn ba war a taxaw ci digg bi di ci loolu mi ngi dem c'est comme li ñu doon wax suñuy VIP déjà loolu c'est que Sénégal ñun ñoo nekk ñun ñoo xam ni on a un problème de ñun ñooy kan léegi nag dafay bokk ci lii parce que ay suufu jàmbur dëgg la loo amul këyit moom moo ko nguur a ko moom mais nguur buy jël dara day waxtaan ak nit. loo xam ne yàgg nga see bay sax. danga ciy waxtaan ak nit parce que dañ la wax rek contrat verbalement su may liggéeyee ak yow bindaloo ma dara ma liggéey fa 1 an giiru dund nga ma yor par force contrat indéterminé laa am ci yow verbalement loolu la wax. léegi loolu nag sàkkantuma koo xam ne ba mu juddoo papaam juddu maamam juddu ñoom ñëpp juddu ci fa la ñu juddoo di fa bay dëkk fa nga ñëw yëkkati leen sans wax leen dara et puis boo leen yëkkatee loo leen di jox foo leen di yóbbu te kër yi da ngay gis ni benn ëtt la boo xam ne 5 famille moo cay ne. boo yëkkatee kër googu njaboot ju nekk loo koy jox. la nga leen di jox dañuy séddoo de la famille déjà. Daouda Amina lii la rek tey moom wax dëgg yàlla lii lañ andi woon. di bàyyiloo xel rek di bàyyiloo xel saa su ne mooy suñu nekkee ci dëkk dañ leen war a jël maanaam jëriñ après yow dañ koy jëriñ kenn du ko jëriñoo tey ñoo xam ne jamono gi dañuy bay tey fi ñuy bayee moom rek lañu am war a bay di dundee tey ngay ñëw di leen fa dindi ci dindin boo xam ne teguwul ci yoon rawatina nga andi ay gendarme ak yooyu noonu di leen dóor ak yooyu sincèrement ak fi ñu toll nii ci 2020 yaakaar nañ ne war na dañ Sénégal te bu deñulee nag di fàttali rek ne am na président boo xam ne mës naa wàcc te li ko wàcc loo du lenn lu dul yokku mburu tey soulèvement populaire buy ñëw mën na ñëwee côté gu ne te balaa ñu yegg foofu nag kenn ku ne président boobu yokk mburu wàccee dafa fekk réewam am fulla il faut pas gis nga des fois bu leen comparer li am ci yeneen réew yi ak par rapport ak li am fii est-ce que population ba nekk ci réew moom moo nekk fii fii mooy réew mu naqaree xeexee fii mooy réew mu naqaree fii dañuy xeex xool ami taxaw aar lu ñu bokk nga dégg am tëppe da war a toog mais yow sonal nañu lan lay yow gisoo leen vidéo waa ji taxaw moom ak i gaayam taxaw di revendiquer mu taxaw gaay ñëpp homme de tenue di ñoo ngi ñëw kenn waxu ko ci ñoom ne ko homme de tenue bee ngi ñëw gaay daal dañoo taxaw moom ak 5 personnes taxaw nga gis kenn ki di rocceeku kenn ki di rocceeku kenn ki di recceeku ba moom rek mu ne du daw ñu jël ko yóbbu ko. waaw xam nga lii laa la expliquer léegi nii mooy en fait est-ce que à la fin yooyu soo ko xoolee du jar tey nga dem toog xoolal fan yi ce qu'ils ont fait à Guy Marius Sagna par rapport ak combat yi muy jël yëpp di ko endosser c'est pas ses propres combats. du tout qu'est-ce qu'ils disent ils disent dans tous les médias que ni dafa am temps moo tax amul liggéey nañ ko utal liggéey parce que nit ñi jàpp nañ ne am na temps amul xëy moo tax mu xëy nekk di xeex ak di dem police ak ñu di ko jàpp di ko tëj kaso c'est un agent sanitaire qui a son travail qui a am na benn bés dama séq ak moom waxtaan mu ne doom comme tout le temps dañ koy jàpp doomam laaj ko papa c'est quoi ton travail mu ne ko je suis un prisonnier pour noppalu teel a ko def mais tey xam nga tey Guy Marius Sagna mu jóg rek Sénégal la jógal mësuma ko dégg fu mu waxee waxi boppam waxi Sénégal rek lay wax mais nag xam nga cat bi mooy lan jour boo xam ne jàpp nañ ko ci loo xam ne du dëgg du yoon doo gis benn Sénégalais génn taxaw di xeexal Guy Marius Sagna moo tax ñuy laajte parfois est-ce que ñu ñuy xeexal jar nañoo xeexal ndaxte Sénégalais dafa tàmm ne sama yoon nekku ci noonu nag mën nañoo andil ay jafe-jafe ndaxte saa su ne bi gën a doy waar mën nañoo nekk ci crise sanitaire ñu andil ñu crise alimentaire en fait état bi ci boppam dafa dem ba xam dëkk bi dafa xiif tey jii dem ba xam ne jamono gi santé doxul dem ba xam ne éducation doxul dem ba xam ne Sénégal doxul tey nag bu jugee di xeexal Sénégal bañ jàpp ko tey li normal loon ci boppam sax heure bu ñu ko jàppee heure boobu la Sénégalais jug di génn mais doo ko mës a dégg kii daal amul xëy la ñuy wax. mais nag dañoo juum comme ni kii di wax agent sanitaire. indes bii la génnee. gis nga bi mu commencé di xuloo di wax naan état di wax fi ñuy liggéeyee baaxul xam fa lañ ko dem yóbbu. dañ ko dem sànni Kédougou bu nga xamante ne bu la tijjilee bureau hangar la gis naa ko poussière la mënu fa toog buy liggéey day génn ba ci buntu bi liggéey gi nga sénégalais yi ñoom ñoo am idée boobu ci nit mais gisoo soo seetaanee vidéo jàppam bi barki dem pour walla ni policiers yi xam nañu lan mooy droit te xam nañ nit ñi ngi xam seeni droit ñoom bu ñu njëkkee dugg ginnaaw bi ñu leen defee seen formation physique boobu yëpp à peu près 1 an droit lañ leen di jàngal lu ñu fi leen yoon may ak fa ñu yam fa leen population may ak fam leen rawee gis nga répression moo mujj ci seeni mbir dóor saaga moo mujj ci seeni yëf da ngay waxtaan déjà boo xoolee ci seen corps ñoom rek ñoom ñoo ci ñoo xamante ñooy waxtaan pour échange de
échange d'otage. Policier ñoom rek a koy def policier. waaw loolu da ngay wax ne loolu moo war a mujjee mais fi ñu toll ni mujjeewul. mais gis nga démb ba muy génne vidéo ba ñuy fab ji noonu di ko yëkkati lu mu leen wax sama téléphone mi ngi sama poche bu waddee da ngeen may fay ci saa si nga dégg kooku ne la teel côté bi am kii bi téléphone bu mu wadd xam nañ bu baax la te si toutefois mu waddoon dañ ko koy fay parce que da leen di porter plainte ndax xam na luy droit wam te gis nga yëkkati nañ ko yóbbu ci oto beetu amul benn gaañu boo xamante ni teg ci da leen di chaque jour day jouer ak ñoom image bi ma bëggoon mooy tëdd seen xel yi mel ne sama bos tiim nañ ko. ñàkk formation. merci beaucoup. Amina jërëjëf. ñu lay jaajëfal ñoo ngi lay sant bu baax a baax. di la jox dig daje. ba suba ak jàmm incha allah. merci beaucoup. jërëjëf ami waa keñ neex na. jërëjëf waa keñ ma bàyyi noonu mu sedd. dafa lu la neex. déedéet. non bu risqué. man maa la may nga def lu la neex. sama ngeen ma bàyyi mu sedd. non fi mu nekk nii ñëpp may nañ Izo nga ma def lu bàyyi la mu neex sedd wala. ñoom ñëpp may nañ nga def lu la neex. Izo aju la de. en fait genre lii dañ lay natt xool ndax yow ñeme nga li ngay def. ma dem ci Mor. voilà vas-y. maa ngi ñëw merci beaucoup. merci. après ñu dalal fii Mame Khalifa ak Naata ci rubrique Jonge Izo yow yaa foto